jamono ji taxaw na lool jëm si li nga xam nekk moo di la libération des détenus politiques mi ngi noonu li nga xam nekk moo di tey jii li nga xam nekk moo di les échos du net ñu bëri daal di koy li nga xam nekk moo di reprendre par rapport ak li nga xam nekk moo di cette libération yi nga xam ni itam moo daal di aju si les détenus politiques toll neen si li nga xam nekk moo di sang nag ñoom itam jàpp neen sang yi ñoom mu Ndiaye Cissé et consort ñëpp nag nee na den daal di soobu si li nga xam nekk moo di xeex bi ne si fi tam li daal di li nga xam nekk moo di libéré ña nga xam ni itam ñoo tes na ni la tax ñu daal leen teg loxo politique la moo ko daal di lal waaye ña nga xam ni itam ñoo daal di féete si beneen boor bu ñoom itam lu ñu mel nanguwuñu ko te itam nee na duñ daal di saraxu benn yoon ñoom loolu lañ daal di li nga xam nekk moo di biral xam naa ne du ñàkk ni si daal di dikkaat incha allah ñu xool def yi fan la daal di war a mën a mujjee jëm si wàllu wu nu mel alors chers téléspectateurs ba tey yéen di seen émission li nga xam nekk moo di le talk de matinal bu tey bi alors dañuy dem exactement si ki nga xam nekk moo di Juan Branco Juan nag moom xam ngeen ko lool justement jëm si li nga xam nekk moo di ay sorteem Juan nag boobu ba tey mi ngi def li nga xam nekk moo di ay révélation jëm si ay li nga xam nekk moo di client am di ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko Juan bés bu nekk ak fa nga koy daal di xaaree defati na li nga xam nekk moo di sortie moom Juan jàpp na ni démb nag journalistes yi dañoo mal interprété li nga xam nekk moo di ay kàddoom boolal tey jii ñëwaat na pour daal di koy indi ay leeral jëm si wàllu wu nu mel alors moom Juan nag mu daal di bind benn citation bu xaw a gudd xanaa da leen ko daal di dëttal rek incha allah si nu mu gën a yaatoo Ousmane Sonko en une vie de lutte n'a jamais rien cédé mu daal jàpp ni nag Sonko mi ngi xeex boo xam ni itam boobu ba tey mësta cédé waaye itam mësta saraxu li nga xam nekk moo di ndimbal mësu ko ñaan jëm si ki nga xam nekk moo di le président Macky Sall il s'est toujours tenu droit aux côtés du peuple sénégalais moom Juan ba tey mooy daal di wax que ni Ousmane Sonko ba tey mi ngi daal di taxaw benn taxaw jëm si li nga xam nekk moo di askan waaye itam leen daal di taxaw jëm seenu ko jafe-jafe ak seenu ko métit le pouvoir qui le rêve depuis toujours suppliant baissant ses babouches a tout fait depuis 2016 pour l'abaisser mu ni kon ki nga xam nekk moo di Juan jàpp na ne nag pouvoir bi nga xam ne itam mi fi nekk jamono ji daal di diriger li nga xam nekk moo di le Sénégal depuis 2016 ba tey mi ngi def le tout pour daal di li nga xam nekk moo di faagal ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko radiation menace tentative de corruption accusation infondée violence arrestation sont de succédé mu daal jàpp ni nag lii di dàq lii di ay menaces lii di ay li nga xam nekk moo di guerre wala comme sax lii di li nga xam nekk moo di ay tuuma yi nga xam ni itam tegul fenn parce que sax ay violence maanaam di ko buntu xatal dem ba di ko daal di jàpp loolu lépp xew na fi lépp daal di koy éliminer jëm si li nga xam nekk moo di course présidentielle bi. waaye mu daal jàpp ni monsieur Sonko n'a jamais rien cédé mu daal jàpp moom ki nga xam ne que moo di Sonko tax na ba tey bàyyiwul exactement waaye ñoom jàpp ne ñi ngi daal di insister jëm seenu ko boor mu daal jàpp ni aussi tout homme a un prix ils t'ont pensé toujours plus désespéré ni ku nekk am na li ngay jar waaye am na ñoo xam ni itam peut-être doon daal désespéré jëm si final gi nga xam ni itam ñu leen koy daal di teg mu daal di jàpp ni aussi depuis 2016 le pouvoir scellé pourtant, vu rappeler avec la même clarté, cet homme ne fera jamais commerce de sa dignité qu'il rattache à la souveraineté du peuple sénégalais. man ni kon moom ki nga xam nekk moo di Juan jàpp ne Ousmane Sonko du mësa li nga xam nekk moo di jaay boppam justement au détriment du peuple sénégalais parce que jàpp ne ni itam sénégalais ñoom ñoo ko daal di ñor moom ba léegi Juan mu daal di jàpp ni 60 morts, des milliers de blessés et des détenus politiques sont là pour le rappeler man ni kon mu daal di jàpp ni lu daal di toll si juróom benn fukki mort am neen si waaye itam si ay détenus politiques ba sax ñi nga xam ni itam am na si ay gaañu Juan mu leen koy daal di fàttali ils sont le socle dont il ne départira jamais ñu daal di jàpp ni nag ñoom ñooy li nga xam nekk moo di base bi maanaam ñoom ñooy li nga xam nekk moo di meññeef bi boral jàpp na ni nag jamono ji duñ mës a daal di séddee benn yoon ñu jëm si li nga xam nekk moo di pouvoir bi ils sont la raison pour laquelle il ne leur considérera jamais waaye itam mu daal di jàpp ni itam fu mu toll nii des millions de Sénégalais lui avouent cela un immense respect mu daal jàpp ni tamit tey jii ay Sénégalais yu bëri ñi ngi daal di topp si ginnaaw ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko le pouvoir lui continue de le rêver qu'émanant au pied du palais négociant aux destinées man ni kon nag ba tey li nga xam nekk moo di pouvoir bi bëgg na daal di indi ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko si wetam waaye Ousmane Sonko ba tey taxaw na fu mu daal di taxaw jëm daal di xeexal li nga xam nekk moo di askan wi alors mu daal di jàpp ni itam
Hier, le palais présidentiel s'est précipité sur l'une de mes déclarations pour la commenter mu daal jàpp ni démb nag déclaration bi nga xam ni itam def na ko ña nga xam ni itam peut-être ñoo daal di nekkee si nguur gi bëggoon nañ ko daal di gaaw commenter ni li nga xam ne que moo di ay démenti waaye mu ne moom comprendre exactement contexte bi te itam mu leen bàyyi ba léegi ñoom ñuy daal di rêver waaye itam mu daal di jàpp ni itam jamono ji lu jëm si arrestation arbitraire yi ak meurtrier crime yi ak yooyu yëpp te ba tey yoon ak war yoonal deful li nga xam ne mu di liggéeyam jàpp na ni kenn du ko teree wax exactement mais quelle fébrilité et quel aveu de fragilité moom itam loolu daal di jàpp waaye itam mu daal di jàpp ni ils ont cru que j'annonçais monsieur Ousmane Sonko s'apprêtait à céder et qu'il avait gagné mu daal di jàpp ni itam ñoom ñu ngi doon xaar si ñoom que ni Ousmane Sonko mu daal di cédéwu maanaam mu daal di joxe boppam nangu alors moom ki nga xam ne moo di Juan ba tey mu daal di jàpp ni fu mu toll nii li nga xam ne moo di Ousmane Sonko ba tey contumax la maanaam jigéewul sa la nga xam ne itam moom la ko daal di daanoon ndaxte suñuy xool lu waa sénégalais lu mu daal di li nga xam ne moo di defar que ni fu mu toll nii suñu la attee par contumax par contumace suñu la gisee tu n'es plus un contumax maanaam yëf yi day daal di li nga xam ne moo di kasewu moom ki nga xam ne moo di Juan nag mi ngi daal di démonter parole par parole yi nga xam ne itam Ismaïla Madior Fall yëkki na ko jàpp ni digganteeg Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr acte boobu mujj na daal di définitive jamono ji ñuy daal di xaaraatee bien que li nga xam ne moo di procès digganteeg Adji Sarr ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom ki nga xam ne moo di Juan nee na si yoon procès dafa daal di amaat digganteeg Sonko ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr ndaxte da nga ko àtte si nga xam ne moo di absence am donc dans ce cas de figure contumace bi day daal di kasewu day daal di dañ leneen ay daal di ñëw exactement mi ngi si li nga xam ne moo di Juan Branco kàddu la daal di yëkki par rapport ak wàllu wunu mel jamono ji ma ni kon ki nga xam ne moo di Juan war nañu war mën a xaar ay d'autres déclarations parce que jàpp ne nag bés bu xëy dina daal def li nga xam ne moo di l'association daal di jëm si client am ak ki nga xam ne moo di ces détenus politiques waaye itam ña nga xam ni itam ñoom ñoo daal di amee ay gaañu si manifestation yi te ba tey jii lu jëm si wàllu ko poursuite wala comme sax lu jëm si wàllu ko ñeexital amu si benn yoon kàddu la daal di yëkki ki nga xam ne moo di monsieur Branco. alors ba tey si les échos dina li ñu daal di desani ba ñu daal di jógee si Juan nag dañuy daal jàll si ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang Pape Alé xam ne ni moom mu nekk journaliste bi nga xam ni itam jamono ji jàpp na ni c'est le journaliste boo xam ni itam moom moo gën a dérangeant si li nga xam ne moo di pouvoir bi alors moom ki nga xam ne moo di Pape Alé après 3 arrestations yi nga xam ni itam def nañ ko 3 contrôle judiciaire moom ki nga xam ne moo di Pape Alé nag retiré nañ li nga xam ne moo di passeport am alors ma ni kon Pape Alé jamono ji nag mënatul quitter li nga xam ne moo di le territoire national ma ni kon li nga xam ne moo di le juge du 2e cabinet moo daal di chargé li nga xam ne moo di boobu de dossier waaye itam mu daal di koy kànkal mu daal di génn li nga xam ne moo di dëkk bi waaye jàppale ni itam li nga xam ne moo di magistrat bi mu ngi poursuivre li nga xam ne moo di parquet bi nga xam ne itam jamono ji moom moo daal di li nga xam ne moo di nangu passeport directeur bu Dakar Matin alors jàppale ni itam libération bi nga xam ni itam moo daal di jox xibaar bi mu daal di jàpp ni les avocats de Pape Alé Niang ont décidé d'interjeter appel jamono ji nag pour Pape Alé daal di jotaat si li nga xam ne moo di passeport parce que nee na il a besoin pour daal dem tukki li nga xam ne moo di ses avocats nag ñi daal di déposer appel espérant que dina daal di am li nga xam ne moo di ab issue bu favorable en tout cas li nga xam ne moo di le patron de Dakar Matin est en liberté provisoire il a été placé sous mandat de dépôt suñu xool nag pour appel à l'insurrection et acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique il lui est reproché en live ayant suivi l'arrestation d'Ousmane Sonko moom itam benn live bi nga xam ne tam def na ko ginnaaw ba daal di arrêté ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko la nga ko daal di tegoon loxo la tax ñu daal di koy teg loxo nag bokkoon na si motif yi di nga xam ne moo di appel à l'insurrection ak leen loo xam ni itam tax na Pape Alé ñu daal di koy teg loxo boobu ba tey ñu daal di koy may li nga xam ne moo di liberté provisoire ginnaaw ba mu daal di entamé woon benn grève de faim dem ba war a mën a am ay ñeexital si wàllu wér-gu-yaramam moom itam mi ngi daal di laaj li nga xam ne moo di passeport am li nga xam ne moo di le juge du 2e cabinet mujj na ko daal di gànkal ba waral li nga xam ne moo di ay avocat nag ngeen daal di li nga xam ne moo di interjeté appel pour daal di clamer lu nu mel que ni jamono ji am neen droit daal di li nga xam ne moo di coxaat passeport ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang pour mu daal di wéyal li nga xam ne moo di ay activités si sous région bi en tant que journaliste loolu la nga koy daal di xaari exactement
alors ñu daal di dem si ki nga xam ne que moo di Maître Tall mu daal di nekk avocat bu ki nga xam ne que moo di bu Ousmane Sonko moom itam indi na li nga xam ne que moo di ay leeral par rapport ak la sortie du ministre Ismaïla Madior Fall ma ni kon Maître Abdoulaye Tall nag daal di fare si pôle d'avocat bu Ousmane Sonko jàpp na ni Pastef apporte la réplique au ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Son porte-parole Maître Abdoulaye Tall précise que la condamnation de leur leader Ousmane Sonko n'est pas définitive. Alors ki nga xam ne que moo di Maître Tall daal di nekk ki nga xam ni itam moo daal di yor kàddu Pastef yi alors mu daal di jàpp ni Ousmane Sonko condamné bi nga xam ni itam teg nañ ko si kawam nekk ko loo xam ni itam définitive na maanaam nekk loo xam ni itam jeex na. Alors mu daal di jàpp ni et que ce dernier demeure le candidat pour la prochaine présidentielle waaye itam jàpp na ni moom mooy doon seen ko candidat si présidentielle atub 2024 kat yu nga xam itam yëkki na ko mu daal di jàpp ni dafa daal di ruslu mu daal dégg benn ministre génn di daal di naan dina xam ne que moo di justement Ousmane Sonko nekkatul un contumax atte nañ ko te atte bi jeex na. En tout cas ki nga xam ne que moo di Maître Abdoulaye Tall jàpp na ni nag il est un habitué des faits moom ki nga xam ne que mooy Ismaïla Madior Fall nee na loolu du ko daal di betti benn yoon jëm si moom. Alors ce qui est établi est constaté et que sa voix ne compte pas pour faire le droit. Il n'est qu'un simple ministre nommé politiquement pour gérer des considérations politiques mu daal jàpp ni nag kàddu ki nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall doyul pour daal di li nga xam ne moo di jëfe li yoon daal di wax exactement ministre boo xam ni itam da nga koy daal di fal pour muy daal di li nga xam ne moo di wëyal liggéeyu li nga xam ne moo di ministre am loolu la daal di yëkkee moom ki nga xam ne moo di Maître Abdoulaye Tall laata mu si daal di yokk que ni Ousmane Sonko a été jugé en contumax nee na Ousmane Sonko donc acté woon par contumax loolu nag disposition code pénal bi leeral na ko que ni le contumax dès son arrestation le jugement le concernant est anéanti maanaam contumax bi su nga ko jàppee décision bi jeex na day daal di kasewu donc cela veut dire que Ousmane Sonko n'a plus besoin de se constituer prisonnier parce qu'il est déjà prisonnier nee na Ousmane Sonko jaratul muy daal di constitué wu li nga xam ne que moo di prisonnier parce que déjà prisonnier la moom ki nga xam ne que Ismaïla Madior Fall si fàttali si ay kàddoom dafa ne atte bi jeex na ndax Ousmane Sonko jamono jànk moyen pour mu daal di ñëw constitué comme un prisonnier weesu na donc atte bi day daal définitive ki nga xam ne moo di Maître Abdoulaye Tall mu ne wax déet ndax Ousmane Sonko naka la nekkee prisonnier pour mu daal di ñëw daal di nekkaat constitué wu beneen prisonnier te benn Ousmane Sonko bi la loolu mënta nekk. Par conséquent Maître Tall c'est dire qu'il doit être jugé conformément à la loi Maître Tall mu daal di jàpp ni Ousmane Sonko da nga ko war a daal di attewaat li yoon ak wàllu yoonal daal di wax loolu nag day wane nañ que ni li nga xam ne moo di jugement bu njëkk bi baaxatul jeex na. Aucun effet ne peut lui opposer si c'est enrôler le dossier à nouveau et le traduire devant la juridiction qui avait rendu le jugement, être entendu dans le fond de l'affaire et lui permettre de présenter ses moyens de défense. ma ni kon nag moom ki nga xam ne moo di Maître Tall jàpp na ni ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko war nañ ko daal di war a mën a woowaat mu daal di ñëw fekkee jiwaat boobu da nga xam ne moo di atte daal di war a mën daal di défendre li nga xam ne moo di boppam waaye pour dire exactement que ni fu mu toll nii li nga xam ne moo di atte bi nag jeex na moom la ki nga xam ne Ismaïla Madior Fall daal di wax Maître Abdoulaye Tall nee na ko sa kàddu suffirul pour daal di war a mën a appliquer li nga xam ne mooy wàllu droit ak li yoon ak wàllu yoonal daal di wax si wàllu bu nu mel. Alors ñu dem exactement si plan B Maître Abdoulaye Tall aussi wax na si mu daal jàpp ni Sonko mooy seen candidat moom itam rek leen am comme candidat présidentiel atub 2024 alors du côté de la région yi mu ne daal ñuy jox li nga xam ne moo di justement Guy Marius Sagna Birame Souleye Diop ba si ki nga xam ne rek moo di Bassirou Diomaye Faye mu nekk trois têtes yi nga xam ni itam instant bii nii c'est la guerre des lieutenants au sein de Pastef donte sax ñu bëri génn nañ di daal di weddi que ni Pastef amagul li nga xam ne moo di plan B te itam ay débat plan B nekkagul à l'ordre du jour ma ni kon élection 6 mois rek mu si daal di des pour daal si yegg en tout cas les responsables de l'ex-Pastef semblent se rendre à l'évidence en pensant à une candidature dans tous les cas ma ni kon ñoom itam ñi ngi jéem a rendre à l'évidence gëm li xam ne moo daal di xew maanaam li mën a nekk quoi ou candidature Ousmane Sonko daal di koy li nga xam ne moo di tegee na le
est-ce que Pastef dina am benn ko candidat ñetti nii nag bokk nañu sa gën a fës Guy Marius Sagna la Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ne rek moo di justement Birame Souleye Diop alors moom li nga xam ne moo di peut-être ne wax den ku si nekk sa jaar-jaar ak ku si nekk yéen relation nga amal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko suñu xool Bassirou Diomaye Faye nag fa la projet Pastef daal di jógee si atub li nga xam ne moo di 2015 ba sax daal di koy tuddee li nga xam ne moo di le numéro 2 après cela ñu gis ni ki nga xam ne moo di Birame Souleye Diop bokk na aussi ki gën a fës ci combat bi waaye homme fort Ousmane Sonko mooy ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna quoi qu'on puisse sur assist na ko fu nekk taxawu na ko fu nekk moom ki nga xam ne moo di Guy moom itam mu daal di faree ci ay homme fort yu ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko alors diggante ak Bassirou Diomaye Faye Guy Marius Sagna ak ki nga xam ne moo di justement Birame Souleye Diop au cas où parce que aussi ñu daal di jàpp ne à quelques mois de la présidentielle de 2024 les responsables de l'ex-Pastef semblent se rendre à l'évidence en pensant à une candidature dans tous les cas maanaam lépp lu mën a xew ñoom itam ñi ngi xalaat am li nga xam ne moo di candidature lu docteur Diallo daal di yëkkati woon fa nga xam ne itam mooy zaanu ko Sud FM ki nga xam ne moo di El Malick Ndiaye mu ngi koy daal défendre El Malick dafa daal di jàpp ni docteur waxul benn yoon que ni dañuy am plan B mais Pastef aura un candidat de toutes les façons alors ki nga xam ne moo di justement Birame Souleye Diop jàpp na ni Sonko mooy seen plan A mooy seen plan B ba mooy seen plan li nga xam ne moo di Z ñoom itam loolu soo leen daal di jàpp exactement en tout cas ma ni kon instant bii nii la guerre des lieutenants bi nga xam ni itam journaux yu bëri daal di koy titré Pastef loolu li ñu bañ a daal di dégg exactement donc mi ngi noonu en tout cas dans la galaxie Pastef dissous 3 noms émergés à savoir Birame Souleye Diop Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna alors mbokk ci spectateurs yi dañuy dem si nataalu ki nga xam ne moo di le président Macky Sall de mi ngi woon fa nga xam